wala ci déclaration bi dañoo jël ay benn oto boo xam ne dafa def ay lu ñu woowee matériel sophistiqué ngir déglu ko espionnage et cetera ba mu indi ci buntu këram ba mu indi ci def comparaison ak Watergate bi nga xam ni ci États-Unis c'était en 1972 74 président Nixon démissionné parce que justement dafa amoon lu ñu woowee benn entreprise d'espionnage boo xam ne dafa impliqué woon Maison Blanche yooyu jamono mu def ko comparaison ne ni tey kon Maison Blanche palais de la justice palais de la République Macky Sall dafa dugg ci xeetu espionnage boobu jëm ci benn opposant pour saltel daram donc moi la wax le moi le dellu si pendant plusieurs minutes mu jóge ci moi dem ci nous dugal boppam ci posture opposant woo ay mbokk opposant il a parlé de tous ceux qui sont députés de l'opposition gërëm ku ci mel ni Aïda Mbodj gërëm ñi nga xamee ne ñoom ñoo ko teewaloon wala ñoom ñoo teewoon ci biir commission ad hoc bi en tant que opposant wax tamit ci yeneen ni membre de l'opposition ñi nga xamee ne ñu ngi ci réew mi mais presque pour apostropher leen xamal leen ni kii bu jógee ci man ci ñun ñii opposition yéen ci ngeen bokk ci yéen la jëm parce que fasul yéen moom les opposants moom ci waxam woo na opposition bi yëpp il s'est même érigé boo xoolee une lecture peut-être toute profonde peut-être de la chose il s'est érigé comme ni ñu ko waroon waxee un leader de l'opposition ki nga xamee ni moom moo bëgg fexe ba ñëpp regroupé wu autour de sa personne autour de son idéal autour de son propos pour xamal opposition bi yëpp ni dinaa jiite en tant que fer de lance. Mais jusque-là, il reste le principal challenger du oui, président. mais justement mais seul dafa jàpp ni seul il ne peut pas arriver au bout de cette guerre seul il ne peut pas arriver ou gagner ce combat ci la woo tous les autres membres de l'opposition tudd leen daanaka ñoom ñëpp mais xamal ni opposition bi Macky Sall bi ñu jàkkaarlool bu paree ci man ci ñun ñii la jëm ñun opposition bi te ma bokk ci biir opposition bi te mieux il dit que quelles que soient nos divergences en tant que peut-être opposant ñu am ku ci nekk sañu ligne de conduite waaye am na convergence boo xamee ne war nañ ko am mooy on a un ennemi en commun muy le président Macky Sall bi mu jógee ci ñun ñooñu muy pronom personnel bi muy wax le je le nous dafa dem ci le vous en parlant à tous les Sénégalais il a parlé des ethnies Joola Séeréer Baynunk Wolof etc. pour leur dire que attention kii jàkkaarloog ñun xoolul ci ñun Sénégalais xoolu ci yéen Sénégalais wax ak jigéen ñi wax ak ndaw ñi donc il a lancé un appel opinion nationale ak internationale la bëgg waxal foofu. Est-ce que tey jii nii c'est juste une petite lecture une question entre parenthèses tey jii bu si dugalee ethnie c'est pas pour montrer un tout petit peu que nous avons un gouvernement ethnique. xam nga il précise dans son propos ba jël exemple je pense Cheikh Tidiane Dièye que kooku Casamance la juddoo fa la yaroo ay mbokkam a ngi Casamance ay waajuram a ngi Casamance et cetera mais mu préciser ni moom option musul nekk jëm ci wàllu ay indépendantisme wala séparatisme wala yu mel noonu mais au contraire moom il estime que le Sénégal est un et indivisible di xam ne ni moom xëccoowul mbirum Casamance ndax dafa wax ni muy wolof muy beneen ethnie bu mu mën a doon ñun ñëpp ñoo maase égaux devant la loi égaux également ci wàllug li nga xam ne moom mooy suñuy aspiration pour un peuple uni donc foofu il veut écarter l'aspect ethnique parce que ñu bari dañ ko xawoon na joxoñ ne ni même ba ci boo xoolee question yi ñu wax ni moom la ñu posé au niveau ci police judiciaire wala enquêteurs yi nga xam ne dafa am ay nit yu ñu jàpp mooy yow ban làkk mooy sa làkk ak ban ethnie nga jógee moom la fësal donc pour am na victimisation boo xamee ni xëcc na ko pour montrer que man dañ ma bëgg dugal wala cantonné ma ci benn région muy la Verte Casamance wala benn ethnie Joola entre autres mais demeewul noonu je parle à tous les Sénégalais wolof Baynuk Pël et cetera il a mûri dans sa communication diggante première déclaration nga xamee ni il a fait xoolal le cadre première déclaration il l'a fait chez lui donc dans un cadre privé il a sélectionné la presse ñi war a ñëw fekkee chez lui Sen TV ci la bokkoon groupe des médias deuxième déclaration il l'a fait au siège de son parti PASTEF en tant que leader d'un parti politique de l'opposition muy PASTEF et à ses côtés
contrairement ak première fois bi à ses côtés du woon ay mbokkam ñoo fa nekk di maanaam ay jabaram wala ay xaritam mais des leaders politiques. Après c'est tout à fait normal leader politique yooyu dañ koy jàpp. donc même ci wàllu il a évolué dans l'approche. ndax première fois bi c'était une victimisation concernant un citoyen sénégalais privé et c'est dans un cadre privé la ko defoon muy biir këram beneen bi mu génne ko dans un cadre un peu plus public muy le siège de son parti PASTEF aux côtés d'autres leaders de l'opposition ou qui sont supposés membres de l'opposition. Alors Siré au-delà des faits ñi ngi wax ni que enfin moom de toute façon Ousmane Sonko moom nee na day refuser de déférer à toute convocation en tout cas du juge d'instruction comme ni ma ko waxee sànq ci Rewmi Quotidien ñi nga xam ni que ni Sonko risque le mandat d'amener même le mandat de dépôt. Absolument xam nga fi ñu toll nii président Ousmane Sonko li gën ci moom mooy mu def intelligence politique bañ a def ingénierie juridique xam nga tey jii président Ousmane Sonko warul may régime bi possibilité bu ñu koy toroxalee. parce que nga dem wuyu ji yoon ak sa jàmmi bakkan. En termes de confort d'écoute moo gën ñu patam le caxal leen dem yóbbule da lay diminuer te il nous a semblé que président Ousmane Sonko amoon na déjà victoire symbolique ci régime bi parce que procédure bi bu ngeen ko fàttalikoo dañ ñëwoon dañuy dem jëli ko mu ne su ngeen dindiwul sama mbalaanu kiiraay du ma dem après ñu reculer tegaat ci procédure bi donc victoire am boobu waru ko yàq ci jouer ci affaire juridique parce que tey jii beneen affaire bi am mooy même les deux yi démissionné ñoom bokkoon nañ ci commission bi en réalité c'est-à-dire qu'ils ont suivi tous les travaux bi ñu demee ba ci cëppaandaw yi ba mu des jël décision ci nañu retiré wu donc bu fekkee. pourquoi ils ont décidé de retirer parce que ñoom jàpp voilà parce que jàpp nañ ni ñoom très bien ñoom li ñu jàpp nee nañu mbir mi demul comme yoon parce que ñoom amuñu dossier à temps c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dans des conditions de confort liggéey ba pare deuxièmement ñoom aussi parce que Assemblée nationale c'est le siège aussi de la politique comme ni Birahim waxee yaakaaroon nañu bu ñu génnee dana nasaxal procédure bi mais suñu nekkee ci cas yu demee nii mu am benn genre vide juridique c'est un peu la loi du plus fort te aujourd'hui la loi du plus fort est du côté du régime ça veut dire que il faut que président Ousmane Sonko xam ni tey quel que soit A ou B quel que soit le juridisme bu ñu dem Assemblée nationale du fait de la du jeu de la majorité mécanique danañu dindi kiiraayam tey dinañ ko dindi te léegi suñ ko dindee il y a deux possibilités dañ koy jox convocation mu jël solo ay dàllam ñëw wala ñu jox ko convocation buggul ñëw dañ koy ñëw jël si li tubaab bi tuddee manu militaire te léegi moom waru leen a offrir possibilité bu ñu koy kiwee noonu parce que dem nañ fa boo xam ni fi mu toll nii en politique nekkatul affaire juridisme mais da ngay dawal intelligence politique beneen bi mooy li Birahim wax Birahim a tellement raison dire que dans l'intervalle Sonko a grandi dans sa communication Birahim wax na cadre logique bi mais même boo xoolee dans le fond su fekkee communication président Sonko bi njëkk bi waxoon na loo xam ne mën na koo dugal appelant l'insurrection bi yoon nii wax na loo xam ne kenn mënu ko dugal parce que dafa invoqué article 2 combiné ko ak article 19 bu déclaration universelle des droits de l'homme xam nga bokk ci constitution xam nga bële da doon woo gaay bi ne leen nañu toog jàmbarloo maintenant bii il a invoqué pour son compte et en son profit ce qu'on appelle le droit à la résistance. mais Siré doguma la xam nga si biir waxtaan itam wax na ci waxu dafa bëgg dem Casamance. tey jii nii Casamance lan lay ñëw def ci biir dossier wu Sonko bi. waaw mais je pense que tamit mën na ci wax xam nga lu tax parce que moom dafa nekk ci benn logique internationaliser combat dafa nekk ci benn logique aussi politique. ça veut dire que affaire bi dafa nekkoon ci benn affaire boo xam ne c'était politico-sexuel maintenant moom aussi da koy yóbbu ci politico-juridique donc dès lors que moom am na ay militants foofu et que dès lors que am na ay nit ñoo xam ne tamit très bien gaañ nañ leen ba ñu roy leen yooyu ñooñu aussi il faut mu def leen un clin d'œil ñi ko nekkal ci naaj bi il faut mu def leen un clin d'œil comme ñi ko nekkal ci kër yi mooy parti militant yi man awma problème ci kii parce que li nit ñi di xalaat sénégalais yi mat nañ façon mat boo xam ni ñun Sénégal mënul ñu boole ci affaire tukuleur séeréer ak affaire loolu moom mënul kii donc. dañu nekk ci xam nga duñu wax waxu guerre froide. course aux armements. baie des cochons et cetera. mu doon loo xamee ni tey même sur ce plan
joué na ci dans son propos parce que avant muy amené ni dafay dem Casamance pour peut-être seetee kii dafa fàttali ni président de la République mandaté na ay nit pour ñu ñëw ci moom pour mu jàppale ko ci crise bi am Casamance ça veut dire que moom jàpp na ni am na rôle bu mu mën a jouer pour fay crise bi en Casamance donc am na force bu mu am ca Casamance boo xamee ni may na ko mu mën a waxtaan ak les parties prenantes waxtaan ak les parties belligérantes pour am ci loo xamee ni moom succès lay doon ci moom sur le plan peut-être ethnique parce que c'est un fils de la région bu mu paree ci loolu nag doog a dem ci dinaa dem pour seeti samay mbokk ça veut dire que attention j'ai encore mon mot à dire en Casamance te dañ may déglu ndax bu dee président de la République ci boppam yónnee na ma ndaw plusieurs fois pour ma intercéder wala pour ma dugg ci crise casamançaise loolu mooy man am naa fu ma taxaw foo xamee ni tey su ma bëggoon crise casamançaise wàññeeku wala mu jeex am naa dooleem ça veut dire donc équilibre de la terreur boobu la bëgg a indi ne ni kii am na doole sur le plan peut-être légal sur le plan force et cetera mais man tamit am naa kàddu goo xamee ni su ma ko yëkkatee ca Casamance pour am jàmm pour jàmm mën a am dinaa ko mën naa ko yëkkati te président ci boppam xam na ni ndax yebal na ma ay ndaw plusieurs fois ma éconduire leen pour dem ci Casamance waxtaan ba nga xamee ni jàmm dafay dellu si donc en demi-mot ou en mot voilé il explique que attention j'ai encore mon mot à dire en ce qui concerne le sud du Sénégal ma région waaw mais très rapidement aussi Birahim xam nga Ahmed Aïdara day faral di wax ni nag bu ñu jagatee yóbbu Seras moom daanaka ñëpp xam nañ li koy xaar mais c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain bu ñu la jagatee yóbbu abattoir nga mën a sax wéqu te booy wéqu si ca waaw te say wéqu aussi c'est tout à fait nga dem basé wu nga pour man aw ma problème Sonko wax loolu mais am naa confiance ci peuple sénégalais yoo xam ni même bu fekkee insinué na yenn affaire sax gars yi duñ ko fekk ci loolu parce que nag bu ñu fàttaliku nag Sonko fi mu toll nii nag bu ñu jàpp la yóbbu ko Seras te ni koy Ahmed Aïdara waxee moom danañ ko may droit aussi sax mu lu ci mënti am su nekk nii c'est de bonne guerre politique là et ça reste quand même la politique Aïcha à 7h passées de 39 minutes dañuy daal di marquer une petite page de pub ñu dalal El Hadji Ahmed Aïdara ci revue des titres am inchallah kenn ci àdduna jógal nga dóori waar li am solo du dayoo ko wërsëg bi nga am waaye nan nga koy mën a jëriñoo kaas ci kaw kaas bés bu jot tàmbalil ak cawarte jeexalal ak yokkute léegi sa stiku Nescafé juróomi dërëm rekk la waaye gis nga couche bi nice na nooy na waaw stari ñoo ko moom comme man dañu war a changer waat couche yi nii changer te ak Babidou dañuy dégg jàmm couche Babidou bu bees bii dafa nooy ni coton ak xarale yu bees yu bàyyeekoo Europe yi ñu ko liggéeyee couche Babidou dafay naan bépp tooy tooy di sàmm seen deru doom Babidou na màgg te barkeel 7h passées de 40 minutes yéen a ngi sur Zik FM ak Sen TV di suivre seen ñaareelu pàccu bloc d'information la matinale dañuy daal di dalal El Hadji Ahmed Aïdara comme ni ma leen ko waxee rek léegi ci revue des titres am wante bu leen fàtte ni mën ngeen ñëw seetaan à partir de nos plateformes digitales Sen TV Facebook l'officiel ak Sen TV YouTube l'officiel El Hadji Ahmed voilà leb nañ sa jingle rek ndax mu gën a doon lu gaaw. leb nañ ko jingle bi. non c'est moi qui l'ai fait exprès quoi bañ la yaas. voilà mais si vous regardez maa ngi si am xol di reetaan. non mais waxuma dara de. et même. dama yaru taxaw. c'est expression faciale rek. seetaan la rek bañ la perturber balaa MD di la jël xam nga wax gros plan ma naan la yaas.
mais man lu tax bu ma la wooyee nga ree man loolu ma jaaxal xanaa tuddoo Yaasin ma koy dagg naan ko Yaas wala Siré. oui Siré del wax rek Yaas. oui ma waxaatal Yaas. non garaaw. ni nga koy waxee nag benn la fi dëgg yàlla. ngi lañ lay wooyee di taa xale loolu lañ la doon wooyee. xam nga xoolal à partir de 6h30 du ree bi du bëri du ma ree gaa mais suy nga dugg si rek mu commencé. mais c'est normal nag. tubaarkàlla. Siré waaw Siré maa ngi lay siyaar. waaw yàlla dëgëral taxawaay bi El Hadj Ibrahima Touré. lay siyaar waaw Koppati Sambay Naar. sama rakk jaa ngi noonu monsieur le maire de la ville de Rufisque. yaa sa ngi noonu suñu. le PDS. waaw non tey moom vraiment. dëgg yàlla tey zéro faute et puis bon le couple là vraiment et puis y a le jaune aussi. bon le jaune. tey moom. non tey non waxal. mënoon naa jël sa koppati bi indi ko. bees la mais defuma ko. non defuma ko. waaw. Ahmed. oui nuyul waa Zik FM après boo nuyoo ak Zik FM ba pare nga meññ tuuti si yonent Yàlla Moussa s'il te plaît. gis nga. s'il te plaît non parce que c'est d'actualité. waaw ñu ngi nuyu waa Zik FM yëpp ñu nekk ci kaw tali beeg nuyu ñëpp daal tali bi particulier yi ñëpp. ba ca takk dere yi ne ci mbedd mi sax taxaw. waaw non wax dëgg kay. dalee ko ci maire ba daaw dañuy waaw suñu papa daaw dañaa ñu. waaw Siré. waaw te ngeen ñu ngi yëngal instant bi de wax leen ñu dal rek. ah bon. waaw maa mi ngi nii. construction bi da leen koo may wuyu ma. Siré maa pikiru nga. ah man pikiru wala amagoo âge bi. non c'est que piqûre bi xam nga président de la république démb bu mu piqûre ba pare. waaw dafa wax ju xaw a doy waar ba nga xam ne ma yaakaar ni piqûre bi dafa commencé def effet secondaire. effet la de wax yenn affaire yoo xam ni. tribune loolu la wax. voilà. dose bee def nii ay effet. waaw ba pare deuxièmement même président bi muy wax sax. xam président général dafa nit ku calme la ku dal. non mais bi muy wax da doon def nii. non yow Siré lii moom sama wax la. yegg seeguma ci journaux yi. lii du lu bees ci Macky. comme ñii ñuy jël di yóbbu seeraas nii comme ñoom Ousmane Sonko. mais sa waay def wax na ci sëriñ si loxo dar gémmeñ. Macky Sall wax na ci sportif fii loxo dar gémmeñ wax na ci sport wax na ci jeune wax maanaam moom yenn saa yi da nga naan kii est-ce que am na ay conseillers en matière de com. xam nga boo leen ñaquwul ma jël ko maye ko comme si Macky moom moo génnee xaalis ci poosam dem jëndal ñu ay ñax comme sa papa rek nga feebar mu dem faje la. xam nga benn jour dama ko doon wax benn waaye parce que def doomu aadama et souvent nit ñi Ablaye Wade par exemple. il était très fort dans l'improvisation foo ko fekk ci àdduna boo ko kiwee il va dire le mot juste mais président bu fekkee yow yàlla mayu la nga mën a improviser da nga yem ci lire discours c'est-à-dire que balaa ngaa wax dara ngay lire sa discours. bu discours am Siré yenn yi du ay affaire u njàngat yooyu non nit ki la Macky doon la mel lii ñuy wax nii ci ay ñoom Sonko ak ay yàgg na fee am mais gars yi dañu seetaan te cartum réew mi comme l'a dit Sonko moo leen may ñu résister. dëgg la wala dëgg. le droit à la défense. waaw mais la résistance. waaw ana Joni la société Joni anam. Bougane su politiqueul woon taxaw ne lu ma Macky gën lii ànd ak ay adversaire u Macky Joni a ngi dox. télé bi ñu ko fi jot a tëj yëpp parce que da nga fiy invité opposant Ousmane Sonko li ñu ne du ci dal tëj ko dëgg loolu dëgg Karim dañ ko ne ni nga yoree réew mi nice good fine taxoo dara mais dañ lay tëj gàddaay loola. Macky était le ministre de l'Intérieur le patron du commandement territorial et le patron des collectivités territoriales. mu ne jamonoy Blaise ba tey caisse d'avance bi ni ñu koy defee nickel ba moom bi mu fi jaaree ni ñu koy defee nickel mais nekk na président Khalifa sonné ne ko mu ne c'est plus nickel. déggoo ma de. dëgg loolu dëgg. oui. loolu moo continuer jël gars yi yóbbu seeraas yàgg na fi boo leen teeyul tam ñu yóbbuwaat leen seeraas Bougane day réglé seeraas ñeneen ñii ñëw yëpp réglé wala seeraas Ousmane Sonko réglé wala seeraas foofu nag tollootuñ fa ci mim réew. Macky bu résisté wul woon ak Ablaye Wade le mandat de trop mooy le 3e mandat Ablaye da koy def. te ñu ngi doon laam-laamee la démolition monarchique. mais il a résisté en appelant le peuple dans la rue en demandant à l'armée et à la police de prendre ses responsabilités. mais ñeneen ñi def ko ñu ne insurrection Macky moomul réew mi xaaral ñu ñëw fii tribune yee ne waaw loolu man la. lii nag journal bi moo ne Macky moo ne soo leen pikiiruwul ma jël ñàkku yi may ko yeneen réewu Afrique yi.
waaw tout à fait. Macky def na réew mi moomeelu boppam. En tout cas de daf ñoo caxoon de ba léegi nag càqar bee guñ ko neewoon nañu moom il se voit en Moïse Tend ça veut tout dire. en Moïse Tend Dior. le 31 décembre président nee na lui il se voit en 2014 yóbbantewul man maa toog. mu ne ñi àndul ak man maanaam l'opposition réduire l'opposition à sa plus simple expression et puis yow un démocrate nan ngay waxee ne man samay opposant dinaa leen tëcc alors que statut opposition am. opposition dañ ko war a dooleel société civile presse privée indépendante. bàyyi Moussa waa wax nga dëgg moo ko temps bi ba. contexte bi la en fait. contexte bi xam nga yàlla mooy joxe nguur. bu koy teggi it moo koy jël. yaas nee na daal insisté na pour ma ñam tuuti ci Moussa. firéw na mu ak Moussa. dëgg loolu dëgg. ba ko bu bay waxee ne ko ki lay folli dana juddu de ki lay folli léegi mu juddu ndaw su fa ëmb boo amee doom bu dee góor firaaw na rey ñu ne ko lii bu continuer nañ dem ba armée bi dootul am góor mu ne kon at bii bu ma reyee at bii di ñëw damay tëb. mais at bi muy rey la Moussa juddu pour wax la yàlla ay mbiram dafa garaaw. yaayam teg ko ci leket mu dem dégg nga teeree ji kër firaaw na. waaye firaaw na dafa feebuloon ci jabaram. borom xam-xam yi nee nañ bu daan sëy ak moom yàlla mbaam la koy tegal bu jigéen mosuñoo séq dara. saa yi bu bëggee rey Moussa jabar ji def intervention ay nijaay ñun mosuñoo am doom lii ak lii mu ba ko. firaaw na banque bi mu doon toog trône bi ay toni ton la ci or. Moussa di raam benn yoon rek dóor ko banque bi yëngu. firaaw na xam ne kii. ci xale. beneen bi mu fopp Moussa di ko bambaaneeg yooyu Moussa jàpp ci sikkin bi. sëree. lu mu def bisik bif sikkinu firaaw bi tërët mu rëccale ne teen. sëree nee na. yëgoo ma de. yaa sa gis. gay. tey mooy sikkin bi comme sa papa foofu la nii rek ngay jàpp sikkin bi di foofu. ba tey ci xale. ci xale. bébé ak ni firaaw na amee woon doole. Moussa bif sikkin bi. mu ne la firaaw na rëccale. ne leen. ne deen. à suivre. à suivre vendredi prochain. baax na. c'est bon. mais baax na. good fine nice. kii falu Siré de nga jooy sax jëlal Siré bu ma jëlal gaay kii falu yàlla nu ne la koy sàkkee déggoo ma de waaye yow nga taxaw fii naan ay fii mel ni tend joor yow da nga am maamu buur ba naan tend joor terminé yéene kaa ñëw ak ñun ci Sonko nee na pare na à tout défier tamit wàllum justice bi la tribune yéene kaay wax wal fajiri nañu Ousmane Sonko nag fi mu nekk nii fipp na ma ngay radicalisé wu de te nee na mortal combat bi mënatul ñàkk inévitable moom Sonko mooy wax de wax na ne Serigne Bassirou Gueye Samba Sall Mamadou Seck gis nga trio bii ñoom daal dañuy taxaw fële di def lu deful li ñoom ñett ñi ñoom ñoo koy def dégg nga loolu Macky Sall duñ ko bàyyi réew mi moomu ko Le Quotidien yéene kaay ñëw ak ñun ci Sonko nag fi mu nekk nii jël na mboy gi la Macky yaa ko wax na comme séerans dañ lay rey moom kay da ngay fiqu balaa ngaa yegg wa ilaa maare d'Italie et puis moom sax nag moom Sonko mi dafa ñëw indi son droit à la résistance à l'oppression constitution moom moo ko wax islam a ko njëkk santaane boo amee lu la naqari jëlal jaasi bu la leeree ne boo demee dañ lay rey waxal ba ñëpp dégg la su la leeree ne boo waxee noonu bi da lay rey duggal sa biir néeg wala sa biir duus jooyal ba nit ñi xam ne lii naqari na la Macky nag dañoo tolloog moom fi ñuy jooyee Sonko ñëw ak ñun ci Sud Quotidien il sonne la résistance ñu ngi nii nee na te Macky Sall bi yoon bu ko bëggee liquider ay loxoom dana takk de ah oui pour jël nii rek seeraas nii yóbbu nii comme ni mu def gars yi ah déedéet
bi yoon non ñun nañu delloo suñ jooni gi rek source a ñëw ak ñun ci gis nga Aïda nee nañ assemblée tey dina leen xamal ne leen mais Sonko xamoon na bu yàgg ne moom mii mais gars yi dañ koy sànq il est l'homme à abattre déggoo ma de mais gis nga àttekat bi daaw damin wax na ci naataango la àttekat bi bu ñu laalee malaanu kiiraange gi rek léegi nag ubbil nañ ko yoon wax dox rek lay def parce que dara léegi baareetu ko su Sonko bañee nag mandat d'amener bi dikk joxe këyit takk der yi dem këyir ko jëli ko par force ci nii ak ci nee mais Sonko nee na nag loolu nag du ca dal moo tax réew mi quotidien nañu Sonko ngi nii résister le mandat d'amener et le mandat de dépôt nee na ñoom Macky Sall lii moo leen obnubilé joxe kayit ñu dugal la ci kaso joxe kayit ñu dugal la ci kaso joxe kayit ñu dugal la ci kaso ñoom dama mel ni kaso dañ ñamuñu ko. le quotidien yéeni kaay nañu gis nga ko laal li malaanam gi nag moom fi mu ne nii ci mantoom bi la ni ngoy ci jàllaabam bi la ni ngoy téye ci Ousmane Sonko nee na fi ñu jaar ci boppam moo baaxul déedéet kii toppee dafa ne man alaxam laay wër àttekat bi ne ko mu ne waaw waaye yow enquêtal ba jot alaxam nga ñëw wax waa ji ne ko kii nga doon wër gis naa ko waaye man alaxam laay wër x juge ba ne la x daal mooy Sonko au nom de la l'observateur nañu ajee ngi waaw Ahmed kii aji la xaw ma de man de xaw ma aji ñu ngi koy laam-laamee ndax moo journal bi daal a ngi nii coow li bari na ñii nee nañ aji demul tribunal ñii ne dem na l'observateur nee na mi ngi nii escorté nañ ko comme ni ñuy escorté buur Mame Mbaye nga ne kii aji la photo bi ñu gisee daa mel ni aji la de mi ngi nii ñu ubbul buntu bi de kii moom la nii en tout cas journal bi xaw ma aji moom ay photo rek laa ci gis Aline Badara Seck de nee nañ moo photo lii photo l'observateur ABS ngi ñëw waxuma ABC de ABS moo ko photo escorté nañ ko ajee ngi photo bi laa baax sax Adji Sarr a ngi nii les éco yéene kaay ne Adji Sarr bi ñu ko dégloo démb la gën a nekk à l'aise démb de oui du samay kàddu journal bee ko wax Siré les éco nee na Adji Sarr insiste persiste et signe et devant le juge maanaam wax ji mu wax ci kanamu àttekat bi moo gën a dëju la ne ca PVR le film des faits là ni mu ko nittilee démb moo gën a mu gel bi dafa gën a précise wax ñi gën a toog dégg nga léegi nag Sidi Ahmed Mbaye Ndeye Khady Ibrahima jëkkër jë ak Sonko léegi ñoom ñoo ci des ñoom la ñu war a entendre waaw man damaa bëgg xam kan moo fekkee procès Adji Sarr bi moo ma jaaxal daal waa déet audition waaw kan moo ko fekkee avocat yi kese avocat yi ñoo génn wax loolu avocat yi kan ak kan waxuñu exactement si avocat yi ban avocat la Mame Mbaye maître El Hadj Diouf moo wax dem maître El Hadj Diouf man parce que maître man leen tere ñu wax si d'après ni ñu waxee mu ni kon kay waruñu ñaata yoon lañ leen tere ñu génn wax moom gaa yàgg nañu wax si dossier bi doom nday waxal ban PV yëpp mi ngi ci waa ne waa nga ci bàyyi leen raay mbelle gi la séene kaay nañu makkee ngi mi ngi menacé sénégalais di ngeen ñàqu wala ma jël ko may ko ñeneen Macky dafa fàtte ne oto bi muy dawal sax moomu ko xam nga loolu mooy différence ñu dénk la ak nit lambda buy dox kii de oto miy dawal sax dañ ko koo dénk kër gi muy fanaan gaa yi cotisé moomul dara ci ñun réew dara mu ne dina ko jël joxe ko moo tax direct news ne ko non monsieur le président vous n'avez pas le droit de donner nos vaccins déedéet amoo ci benn sañ-sañ loolu moom kenn d'accord dëgg ya dégg nga loolu mu ne ko menacé ne da ngay joxe suñuy garab loolu rek du argument sax boo xam ne moom la kilifa di war di wax pour yey sa askan convaincre leen mi ngi nii journal la jógee fee dóor ko ñaari question ne ko ñaara fi ne l'une de deux déglul su dee dañ koo jënd suñu xaalis la su dee dañ ñu koo may aussi waaye askan wi lañ ko may le peuple bu dee don la c'est au nom du peuple te bu dee tamit dañ koo jënd suñuy impôt la suñu ñaq ak suñu deret kon kay yow Macky moo ma ci dara non ñii bu doon mën ak ñoom rek ba léegi ñoqale nañu
Ahmed yaa ngi si 4242 maa xeeboo li ngay def na. ci lan 4000. 4242. boo jekkoo dem baax. non damay ñëw dem. damay ñëw dem évidence a ngi nii gis nga Ousmane Sonko ngi nii li mu wax ci Mamadou Seck seen triangle baa ngi nii aji nag déglu nañ ko jël na Macky bi direct news enquête yéen a kay ñëw ak ñin ci arrestation bi illégale et imminente programmée par Macky. yàggatul dara kon. moo tax démb mu ne leen maa ngi dem de si de tàggoo naa bul dem. non balaa ma leen a bett Ousmane Sonko nee na su doon mën ak Macky rek wala APR Pastef rek gars yi ñokkali nañ. monsieur le maire war nga entraîner de. war nga entraîner de. waaye seen ak génn waaye sa biir génn na de Ahmed war ngaa jóg sa bopp de merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara ci revue des titres revue de presse am ni ngeen ko am si kanam ci xibaaru suba si ñu ànd sekk moom média jëfal Siré ñu joxante dig daje lundi incha allah ay ca léegi nii dañuy daal di dikk rek faram-fàcce xibaar gi incha allah bu ñu jàllee ci publicité ñu dellu siwaat. chocolat bi fi gën a neex yaa nekk moo ci man te amu ci morom ñu man xam ne benn la ci biir réew la ko defaree kaay leen ngeen mos pâte tartiner de qualité nutritive et vitaminée Delia chocolat bi gën a neex yow ñamal ba xam. Avec le maquillage, l'exposition au soleil, les mauvais produits, vos visages en souffrent. Problème de peau? Essayez le soin du visage Super Correcteur. Super Correcteur, une crème hypoallergénique réparatrice qui soigne, nourrit et adoucit la peau. Souriez, vous êtes belle. Super Correcteur, le soin du visage par CF Paris. yéen a ngi ci Sen TV Zik FM Sen TV l'officiel juróom-ñetti waxtu bi la jotaay xibaar la ca gën a fës pencum ndawi réew mi lay doon foofee xel yëpp ni ki tey ji si suba fa lay dem ndax nag député yi tey ji la ñuy amal seen plénière wala def ak taxaw seetlu ci mbalaanum kiiraay bu Ousmane Sonko dañu koy muri am déet lu mu ci manti doon tontu li ci kanam tuuti lay doon Ousmane Sonko ci moom nee na xel xalaatul mu fay teg ab tànkam te ku ko fay séntu it doo ko fa gis ndax nanu ko doxalee ba fii dara aw ci yoon moom Ousmane Sonko dafa gis ne commission ba nanu ko taxawalee it dara aw si yoon kon nag lépp lu sa mujjantaloo moom du ko reconnaître kon nag xel xalaatul muy nangul lépp lu ruusandee tey ji si plénière ba ci ay kàddoom moom Ousmane Sonko démb am nag janox taskatu xibaar yi mu ngay xam ne ni kon lu njiit njaak njiitu réew président Macky Sall moo di njaak ndax moo nekk ci ginnaaw bëgg koo faagaagal ci wàllu politique te xel xalaatu ko bu fekkee nag moom président Macky Sall daf ko bëgg faagaagal na takku taxaw fës kee ne jàkkaarloo moom te bu mu bañ nag ay loxom taxa deret Ousmane Sonko mooy ni xam le nee na dana bañ ba tëdd ci suuf ndax fa ñu ko bëgg a jëmale xel xalaatul mu say ànjax ñoom dañ ci àndax ñenn ñu nga xam ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu politique waaye ay xel tuxat yu nga xam ne ni ñoom it dañ addu ci biir la jotaayu xibaar tàggat yaram bu ñu sa tolloo Pape Mante bu lañ ci àndal fas kii ne ko ndar keppel yéen a kaay xëy dëx njaax El Hadji Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc ci tali bi saytu dem beex dikk bi ànd ci Yacine Seck. Voici Trafic News. Papa Ali Cissé ana noo def ak fan nga nekk.
Voilà, merci beaucoup Yacine Diop ne rek daal dinañ progresser sànq jaar nañu au niveau du rond-point case du Parcelles Assainies foofu la aussi pas trop de complications seulement rek ñi nga xam ne ñoo bay ko sur les deux voies de Cambérène moo xaw a yéex tuuti bu dee nag croisement 22 foofu la aussi pas de souci mën ngeen fa jaaxee daal di wéy seen circulation si noonu rek ñu tàllal ñun daal di wutali point de l'émergence foofu la aussi amul jafe-jafe seulement rek bu ngeen wàcc pont bi moo xaw a yéex tuuti mën ngeen fa jaaxee aussi sur l'avenue Thiandoum pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàllal rek daal di wutali Grand Yoff foofu la aussi pas trop de complications naam sax ay woto yu bëri ñoo ko choisir ngir gaare fa d'autres l'entrée signalé pour sur l'autoroute Seydina Limamou Laye foofu lay xat na lool loolu nag ñu ngi concerné ñi nga xam ne ni ñoo bay ko du côté de la foire destination passerelle bu nag Biker foofu lay ay woto yu bëri ñoo fa nekk di am difficulté daal di progresser situation aussi pour ce qui s'est passé au niveau de l'échangeur de la foire foofu lay aussi yéex na pour ñi nga xam ne ñoo génne du côté Talibou Fès jaare ko yëngu leen wala sax ngeen bay ko Padoua yéeg pont bi ñoom ñëpp ñoo fay transité ba tax na yéex na lool laata rek ngeen dépassé passerelle bu foire wante nag bu ñu ko dépassé amatu complication mën ngeen wéy seen circulation tranquille sur la VDN vers Cimetière Saint-Lazare foofu la c'est complètement dégagé pour l'instant Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Papa Alé Cissé ba si kanam incha allah moom Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga wéyandi. bi la jotaay xibaar yéen ci ay ponk dañu koy fës kee ne jukki waxtaane ko ñu bokkal plateau bi El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré ñu tali sa pencum ndawi réew ma foofee de tey xel yi fa la ñuy dem ndax nag si suba gi la ñu fës kee ne def ak taxaw seetlu maanaam plénière bi ngir xool ndax malaanum kiiraay bu Ousmane Sonko dana koy lalli am déet moom Ousmane Sonko ni ki démb amal na genn wax taskatu xibaar yi mu di ñaareel bi yoon waaye la ñu seetlu moo di yëyul yàbbi benn yoon ci la ñu kaa tuumal jëm ci mbirum viol beex lu ni xeetoo fa mu teg ab tànkam yooyu ca yàbbi moo di rek doxalinu pencum ndaw réew maax sunu wàllum yoon dafa gis ne ak parparloo dafa am akub jalgati ñu ànd see xala San Balde ma ko teewe woon fukki fan ak juróom gannaaw bu mu njëkk yëkk ay kaddu Ousmane Sonko daal di delloo buum ca mboy mboy jàpp ni yëf yi complot politique la ci discours bi nga xamante nag yëkki na ko amul dara lu ci soppeeku jëm ci fànn googu mu jàpp ne sax complot bu ni mel na ko Macky Sall tëralee dafa daal di lajj ak ñi nga xamante ñoom la ci daal di àndal moom mu jàpp ni yëf yi moom mënta génn wàllu politique gannaaw baral bi nga xamante ni baral nañ ko ci dossier bi ci diggante procureur doyen des juges ak ki nga xam ne ni mooy juge 8e cabinet yor wàllu instruction bi boobule instruction sax mu jàpp ni ñoom nag bind nañu bataaxal jaare ko ci ay avocat ngir rek dàqal ko ndax jàpp nañu ni jaarul yoon leader parti Pastef daal ci dolli ne bu fekkee ni rek yëkkati nañu malaanu kiirlaayam dafay doon lu tegul ci yoon ndax lépp la ñu daal di salfaañee lu jëm ci wàllu ak yelleefam ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati ne ko nag daal nay ñaawlu teg loxo yi nga xamante ni ñu ngi koy teg loxo jamono ji ay doomi réew mi te fanweer ak ñetti taasi tembe ñi nga ci loxoy alkaati yi ba mu jàppe leen ay détenu politique ci bi muy daaneel nag moom yëkki na ay kàddu xam ne ni bii lay yoon nag bu fekkee Macky Sall da ko bëgg a faagaagal ci wàllu politique loxoom dana si taqe bu baax a baax. El Hadj Mouhamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay maam. na ngay tey sant alhamdulilah. alors démb mooy ñaareel benn Ousmane Sonko jàkkaarloo taskatu xibaar yi yëy yàbbi ci li nga xam ne moom la ñu kaa toppee waaye it nee na xel xalaatul muy wutali dem sa assemblée nationale. dafa sukkandiku ci ay tomb yu mu nii moo tënk ci wàllu yoon man koo jàppandalal du dem wuy ji assemblée nationale. bon bu fekkente ni bi la mu wax méngoo na ak li règlement intérieur bu assemblée nationale wax. nañu continuer respecté ko ba ñu egg ci man koo topp ci wàllu yoon bu fekkente ne xëy na communication politique la parce que man du ma juriste xëy na te liiruma règlement intérieur bu assemblée nationale mais comme tudd na ay points ay articles ni respecté wuñu ko bu fekkee membre commission ad hoc bi fukk ak benn la war a nekk alors que am na ñu démissionné ma tuddul fukk ak benn juróom-ñeent ñi mënuñu siéger dafa am ay wax yu ci war a am na ñu wax ni dañu war a compléter nombre ba Maître Babou moom nee na 9 yi des comme entamé woon nañu liggéey mun nañu continuer eggale de toute façon daañu dem tey plénière parce que convoqué nañu ba noppi mais bu fekkente ni bii nag du ma wuy ji am na ci mun na indi leneen de toute façon gis nañu démb Ousmane Sonko bu communication bu yaatu ci anam gu tegu ci yoon mais ak ay tomb yu sew a sew nag yoo xam ne ay galgal la yu mu dugalaale ci biir communication ñu xam ni lu mu waajal la et il est entouré par ay nit yoo xam ni même boo xoolee texte bi sax da ngay xam ni càmbar nañu ko laataam. càmbar nañu ko Birahim Touré démb def na communication waxul ci Adji Sarr waxul ci la nga xam ne moom la ñu koy tuumal moom dafa jël lépp teg ci kaw président Macky Sall. waaw ak justice aussi. parce que boo xoolee joxoñ na président Macky Sall mais tamit joxoñ na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yoon tudd na Bassirou Gueye di procureur tudd na Samba Sall di doyen des juges waaye tudd na également Mamadou Seck mi nga xam ne moom mooy juge 8e cabinet bi war a àtte wala bi yore dossier instruction bi waaye ñu ngi xamal ndax wax na ko ni ay avocat am dañu fas yéene dem ci président cour d'appel premier président cour d'appel déjà pour
niilal ñi nga xam ne ñoom ñoo yore dossier bi muy juge d'instruction bi du 8e cabinet Maguette Seck waaye également kii di procureur bi di maanaam ñoom ñëpp ñu effacé leen parce que dafa jàpp ni yoon fasuñu ko yéene doxal ci mbirub Sonko Adji Sarr ni ñu koy waxee waaye li wóor mooy ni moom ni ko ñëpp fësalee mooy ni daf ko jàppee ultime combat bu ñuy nekk ci duel jamono yi ay Louis XIV ca France dañuy jàpp ni duel à mort lay doon benn fetal nga yore boo xam ne benn bal moo ciy ne am ñoo xamee ni benn jaasi lañu yore benn yoon nga koy mën a gor nit benn fetal boobu ñaari nit bu ñuy jàkkaarloo dos à dos yi njëkk a def avancer quelques mètres tourner ku ci nekk tiré ku fetalam dem keneen ki moom moo ciy faatu moom jàpp na fi ñu toll nii dafa nekk ci duel combat mortel diggante moom Ousmane Sonko ak Macky Sall. mu ngoog ñu desandi ba tey ci mbiri Ousmane Sonko nee na demul te xel xalaatul ñu koy xaar sa pencum ndawi réew ma ndax dafa jàpp ni député yi nga xam ne ñoo war a def ak taxaw seetlu ci malaanum kiiraayam ndax dañu koy summi am dee te ñoom ci boppam ñoo njëkk a violé loi bi ñu ànd si ay kàddoom moom Ousmane Sonko. waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey ak lu mun a am assemblée nationale man mi sama immunité da jógewu fi conséquence nag bi ñu ciy tiré mooy fa ñu nekkoon suñu diggante ak section de recherche fa ñu nekkaat ba tey ma ne man dinaa taxaw jàmmarloo ak moom dinaa taxaw résister parce que loolu constitution moo ma ko may seen menaces yëpp ñuy wax appel à insurrection xaw ma lan man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def. El Hadj Ousmane Sonko ne dëkkab door a fayoo koy tas te nag du toog di xaar ñu koy faagaagal. bon résistance la wax sukkandiku itam boobu itam ci ay tomb mais résistance est-ce que moom mooy solution est-ce que itam bu fekkee dafa tënk ci wàllu politique rek ak commencé woon ci wàllu mœurs mun naa yegg ci indi ak jaxasoo ci réew mi de toute façon muy ñaari parti yëpp ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Adji Sarr ak ñi nga xam ni ñoom la Adji Sarr tuumaal kenn ku mu ci doon da nga bàyyi xel ci ni moomoo réew mi pour nga mën koo taal. de toute façon am na ay points yu am solo yoo xam ni wax na ko moom Ousmane Sonko ba tax mu jàpp ni du nangu xëy na fii Macky Sall jaaroon ak Karim Wade jaaroon fa ak Khalifa Sall mu fay jaar ak moom donc laal na foofu ci wàllu démocratie parce que ku jiite am réew ku nekk pouvoir faaw mu accepter nekkandoo di dundandoo ak ay opposants léegi nag xawma ci angle boobu la ñu koy yóbbu wala dañ koy bàyyi ci angle mœurs ba nga xam ne ci la débuté woon mais actuellement la politique maanaam coow li mujj naa jóge ci politico sexuel ñëw ci politique judiciaire te mu ngi bëgg indi nag ay jaxasoo de toute façon apaisement moom mënut a ñàkk kilifa yi woote ci comme ni ñu ko entamé woon démb parce que ñaari parti kenn ku nekk da nga am détermination ci position bi nga xam ne ci nga nekk te bu ñu seetee fi coow li commencé woon daanaka jarul agsi ci benn stade bi ci fi Sénégal toll. fii Sénégal toll di leen fàttali ne comme ni ma ko waxee réew mi suñu réew la bu ñu nangu ñu taal ko muy xam Ousmane Sonko wala Adji Sarr loolu nag ne serait-ce que pour donner l'information jàppale na jamono ji maire du ngeen di teewlu foofee sa Tëngéej am nañu fay yëngu-yëngal yi nga xam ne nemmeeku nañ ko si tali bi am nañ image yi kon nag ñi nga xam ne ñoo bëgg liggéey tey ji war a ñëw ba fii Dakar tey nag seen ñëw dana metti lool kon ñi nga xam ne ñoo yombal dem beex dikk bi nga lawaay nañu fa teel a dem ngir jàppale ñooñu ñu mën a amal seen i activité Ousmane Sonko la ñuy desandil ba tey jëm ci la ñu koy tuumaal nee na lépp politique la mu mel ni kon dañu ko bëgg a faagaagal ci wàllu politique loolee jot na ci àddu démb ñu teewlu ko. moo des ci pexe nañu xam ni dinañ leen ci fekk te jël nañ suñu matuwaay du ma sori nag ndax wax bu yegg boroom xel moomu ko saa su jógee pour faagaagal ab adversaire politique dafay làqatu ci gannaaw ay nit ndax moom ci boppam ñemewul góor da ngay ñeme li ngay def mais bu xat la boo xam ne day làqatu ci gannaaw ay nit boo waxee ñu ne la justice bu ko kilifa wooye mu ne ko mbirum justice la bu demee RFI ne mbirum justice la comme du wax ak waa fii waa RFI lay waxal dama ko wax ni bii pa bu dee dafa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko il faut mu li muy rendi na nangu ni moom deret bi dina taq ci moom. ñu mu ngoog Ousmane Sonko la mu wax Birahim Touré te nag kii di maître Abdoulaye Babou wax ko moo di te fekk sew ko ci parce que kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko dafa nekkoon procédure bi jëm ci wàllum yoon lépp dañu ko jalgati sa pencum daaw réew maytu waxi noppi loole Abdoulaye Babou maître Abdoulaye Babou àndu sa ndax nee na doxalin ba fii amul genn ak jalgati. nga xam ne dafa jiite woon commission des lois doon juriste peut-être xam na li nga xam ne moom mooy règlement intérieur ak texte yu assemblée nationale mais tamit ci li ñu nekk mbirum politique la ku ci nekk tamit da ngay bës levier yi nga xam ne jàpp nga ni boo ko bësee yow da nga ci am ndam
ci wàllug opinion ci wàllug yoon parce que maa ngi koy wax sànq ay avocat Ousmane Sonko dañoo fas yéene récuser juge bi yore wàllu dossier bi récuser parquet bi nga xam ne moom moo ubbi enquête bi récuser ba ci doyen des juges parce que dañoo jàpp ni ñett ñooñu dañu seen maanaam nekkuñu di doxal justice mais li ëpp solo ci mbir mi am na kàddu gu mu yëkkati ba wax ci wàllu tour de deret ne ni Macky Sall na jàpp ni bu waree dindi moom ci li mu nekk jamono ji wala en tant que opposant mu bëgg ko faagaagal ba mu convoqué li nga xam ne moom mooy droit constitutionnel jàpp ni c'est naturel individuel droit la boo xamee ne à la résistance et face à l'oppression moom jàpp na ni kon mën nañoo àgg ba ci de manière imagée la ko waxee mais mën nañu àgg ba ci tour deret ce qui est assez dangereux quand même ci fi ñu réew mi tollu tey kon Ousmane Sonko la ko war du leen lu dem wuyu ji te la muy wax ni ajul ngooñ du samay kàddu kii di Pape Amadou Fall mooy ni xamle xelam dafa màcc jëm ci wàllu politique nee na ngir dëgg gi feeñ fa Ousmane Sonko nangu dem wuyu ji yoon ñu teewlu ko. am na ñuy jàpp ne ña ngi koy xaar feneen ci wàllu yi nga xam ne moom mooy kàddu li mu indi ci wàllu yi nga xam ne moom mooy ay kàddoom tey ci ay gundu xatal ak li nga xam ne moom mooy ay fitna loolu ay argument la yoo nga xam ni dinañ leen déglu li ci des nag mooy su demee ci kanamu ñi nga xam ne moom mooy ay ñoñam di député suñ ko waree futti dinañ ko futti su fekkee nag ñu ne lii dañ koy teg ci suuf dañ koy suul lépp lu mën a ne la bu boobaa ñu def ko waaye daal sénégalais yi li ñu bëgg moom mooy lan moo xew ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoom ñaar rek a xam ak yàlla keneen ku ci wax yaakaar naa ne war ngaa mën a mandu. mu ngoog El Hadj ñoo ko déggandoo kii analyste politique la dafa gis ne ngir dëgg gi feeñ kii di Ousmane Sonko ngal la waaye na nangu dem wuy ji yoon. waaw mais bu ma ko yombal nag à ce point. dafay dem wuy ji yoon mais ci kaw yoon tegu ci yoon. toujours moom bu fekkee ci démocratie la ñuy wax. démocratie bi nga xam moo ŋànk yoonu yi nga xam ci la ñuy sukkandiku ngir ñu àtte ñu ñun ñëpp moom toujours bu fekkee gis na ni am na fu xelam tey am na sañ-sañu demander ngir ñu jubbantiwaat yoon boobee ngir mu mën a dem wuy ji ñoom itam ñi nga xam ñoom ñoo ko yor nañu ko pour apaisement bi nañ ko fekk si ca la mu demander parce que mun nañu ko état la mun nañu ko ñu yor appareil bi mun nañu ko bu fekkee commission ad hoc bi membre yi ci nekk dafa matul mu tudd ay points ci assemblée nationale ni loolu bu matul du dem wuy ji nañu mottali loolu te bañ a précipiter dossier bi vu gravité bi nga xam ne am na ci état bi amul intérêt di ko précipiter parce que taux état dañu bëgg mu leer te yoon itam mën na topp lëf at wala ñaari at donc nañ ko teg ci façon boo xam ne dafay leer ba nga xam ni ëllëg ki si biir du mën a am jalgati wala nangam mais actuellement fi situation bi toll bu ñu ko précipiter pour bëgg gaaw dindi mbalaanal kiiraayal Ousmane Sonko mun na sabab laneen lu gën a beneen tardement bu gën a metti bu ñu xaaroon tuuti pour awale ko ci yoon. comme am na fu mu sukkandiku te juristes yi itam wuute nañu ci nee nañu 9 yi du doy faaw ñu complété ko ba muy 11 ñii nee nañu 9 yi ñu entamé woon mun nañu continuer 9 yi dana doy loolu mënut a nekk polémique. mun nañu ko soppiwaat ci wàllu doxalin yoon jàppandalal na leen ko parce que yoon toujours dafay may nguur mu am issue de secours nañ jëli secours ba pour mën a compléter Ousmane Sonko taxaw ci kanamu yoon ñu àtte ko Adji Sarr lu ko mooy itam moom dafay am fu mu sukkandiku ci wàllu yoon. mu ngoog yoon mën na ko yombalal ngir nag lépp aw ci yoon ba ñu mën ko déglu te nag géej gi du déborder fitna du yeewu. xam nga ci principe laay waxee principe mooy li nga xam ne moom mooy li war a am. dafa am séparation des pouvoirs loolu mooy principe bi est-ce que doxal nañ ko wala doxaluñu ko loolu beneen débat la mais dans le principe et surtout par rapport ak dossier bi gis nañu ni yoon moom mu ngi continuer liggéeyam mooy lan gis nañu ñu entendre ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr procureur am na ñu mu jot a entendre mais ci coow lii yëpp am na koo xamee ni moom la ñu bëgg a entendre muy ki ñu tuumaal moom am na position boo xamee ni yoon may na ko ne ni d'accord uma ci tuuma yi yoon may na ko mu ne wuy jiwuma ci loo xamee ni teguñu ko ci fi nga xamee ni moom mooy yoon waaye am na loo xamee ni nag yoon mayu ko mooy bu fekkee ni dañ ko teg dans le cadre légal ci wàllu principe amul sañ-sañu bañ a wuy ji loolu moom c'est cadre légal la ak principe boo xamee ni li ñu naan l'état de droit nag moo fi ne donte
nit ñi mën nañu miim ndegam am na justice indépendante ou pas. xanaa di fàttali ne kon rek juge bu 8e cabinet bi ni ki démb la door liggéeyam déglu na ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr ma waral coow li kenn ci ay avocat am fekke woon na ko Maître El Hadji Diouf ba mu génnee ci audition bi yële kàddu la ci yëkkati. xam ngeen ni li ñuy wax instruction dañu aaye ku ci wax l'instruction est secrète képp koo xam ne génne nga tey la nekk fële ci juge bi prison nga war a fanaan yokk ci ni bâtonnier aaye nañu suñu bâtonnier te dañuy respecté suñu ordre des avocats parce que ñoo ko fal aaye nañu ñuy wax ci dossier bi. sama cliente Adji Sarr teew na ba mu waree teew tardé wul benn seconde. teew na xelam dal na am na moral. ñu àddu jëmale ba tey ci mbiru Ousmane Sonko nga xam ne am na ñu ko di renfort waa mouvement Y en a marre la wuyoo ñoom ci boppam nee nañu nag faw askan wi dugal seen loxo rawatina société civile bi ci ay mobilisation yu nga xam ne nii nam nañ ko amal juróomi fan ci weeru mars moo xam ci Sénégal wala biti réew caat bu Y en a marre la ñuy teewlu ay kàddoom. ñi ngi woo képp koo xam ne sénégalais nga que incha allah le 5 danañu doxee fi ñu woowee place Washington ñu gën koo xam ci buntu ministère de l'intérieur. dox jëm place Soweto ñu gën koo xam ci buntu assemblée nationale dox boobee ci Dakar nag naka noonu lañ bëgg mu amee feneen ci réew mi noonu la ñu bëggee it mu am feneen fépp ci diaspora bi pour ñu wane adduna bi yëpp que ne Sénégal askan ba jóg nañu xeex pour bañ Macky Sall nasaxal seen démocratie ndax amoon nañ ci ay jéego. ñu bëri niñ ko doon laajee jàppale ne kon njiitu réew mi président Macky Sall ni ki démb la ñu ko ñàkk kon nag jël na dosam bu njëkk mu nekkoon ci teewaayu yenn ci ay njiital institution ku ci mel ni kon Idrissa Seck ak ñenn ñu fare ci gouvernement bi moom président Macky Sall ba mu sa noppee yile kaddu la yëkkati. lii mooy fagaru bi gën a wóoru muy ñaari dose yu ñu war a def ci kanam ñu jël beneen bi mu doon ñàkk bu jafe am ndax adduna yëpp ñoo ko soxlandu bu ñu yàlla suturaale nag ba ñu am si as tuut boobu dañ ko bëgg a jaarale ci yoon ñëpp ñi si war a jot mën si jot moo tax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi joxe exemple maanaam wane ne ñoom ñàkk bi ñoo si jiitu. mu nga El Hadji Mansour mu mel kan njiitu réew président Macky Sall ñàkku na démb waaye nag kàddu yi nga xam ne ñëpp moom la ñu dégg tam wax ko moo di boole ñàkkuwul ma jël dose yi maye ko. loolu la wax mais man dama jàpp ni. dama jàpp ne xanaa du mu jël au sérieux parce que boo seetee sax nee na du ñu egg sax ci stade foofu mooy xëy na loolu du am xëy na waxin la de toute façon mënoon na ci bañ a yegg ñun li ñu doon demandé mooy mu vacciné wu ci kanamu Sénégalais yépp parce que loolu dong doy na ci communication ak confiance aw askan nag depuis ci histoire mosuñu tëb indi ay vaccin ci mbas mu fi am lu dul ni askan wi daañu am ay doute ci wàll boobu kantaa dama koy jël yóbbu ko faneen comme ni ko presse bi yëpp interprété noonu man xalaat boobu dong laa ci am mooy du ko sañ ndax du moomeelam def na njàmbaateem ak jéegoom nag devancé ay quelques pays Afrique ba ñu am ay vaccin ñi nga xam dal na seen xel fu ñu dem vacciné wu ji nañu dem vacciné wu ji donc ñi ci doon am doute man li ma doon gën a sàkku mooy moom mu jiite ci vaccin yi comme vacciné wu na nag léegi li ci des na liggéey bi yomb ci ñi nga xam bëgg nañu dem vacciné wu ji. Birahim président Macky Sall ñaxu na xanaa léegi xel wal naa dar. ñaxu na du moom rek xam nga démb xalifa Medina Baye ñaxu na. donc religieux yi ñuy ñaxu. Imam Omar Diène fan yi passé je pense si bokk na ci njëkk vacciné wu également docteurs yi ñi sénégalais yi wóolu ku ci mel ni professeur Seydi vacciné wu na Marie Khemesse vacciné wu na Diouf Sarr vacciné wu na mais vaccin bi Macky Sall moomu ko te président de la République ndax waxeewu ko noonu wala fii la ko waxee wala contexte bii la ko waxee am na loo xam ne spontanéité warul président ci yenn yi kaddu fu mu jibee même parce que déjà cadre institutionnel bi mu nekk muy palais de la République def ko salle des banquets Bruno Diatta yëkkati kaddu yooyu devant toutes les autorités de ce pays ne ni bu ñu ko nanguwul wala bu ñu ko soxlawul mu dem maye ko mais est-ce que dafa def sondage bu xool ne ni sénégalais yi bëgguñu vaccin bi alors que prouvé nañu ba bërki démb ci ngoon que ci en 24 heures lu tolloog 24 000 demande dugal nañ ko ci plateforme vaccination boobu ay demande sénégalais pour mën a bokk wala bénéficier ci vaccin boobu donc jàpp naa ni il a mal parlé
ndax loolu laa ko mën a jàppee ndax am na kàddu goo xamee ni mën na jóge ci Diouf Sarr wala mu jóge ci Birahim Touré wala ci Mansour Diop waaye warul jóge ci président de la République et surtout constitution moo ko tënk pour mu sauver askanam. constitution moo tënk président de la République pour lépp lu jëm ci lu baax ci askanam mu def ko dañ ko ci fal pour loolu buñ ko follee wala appam jot keneen ku ñëw tamit constitution même chose la wax ndax soppeekul ci wàllu woowu donc loolu warul nekk kàddoom. surtout institution yi nañuy moytandiku di dépendre ci ay propos yu bàyyeekoo ci ay réseaux sociaux et cetera. maa ngi koy wax démb Sénégalais yi am accès ci internet ci population bi 24% la ñu. 24% ñoo am accès ci internet donc ci ñooñu ngay génne benn 5% buy commenter li ñu bëgg ak li ñu bañ boo ci sukkandikoo ci en tant que institution juumte daf lay yomb bi ci des nag xam naa ni direct yi te moo yombul te président bi ñu koy vacciné daane kon direct nag ci RTS. ay ja ñu jàll ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. baax ba jib Pape Mante Mboub daal di teemal kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. na koy tey. alhamdulilah ayu tey. la grand-mère. waaw tey moom guddi jam ñaajo. mën naa ne. waaw mën naa ne. football la ñu koy doole Ligue Pro programme 9e Ligue 1 ak Ligue 2 si njeextalu ay bés bi. waaw ci ndoxtalu ay bés bi nag jàppale kon nit ki ëllëg si lañ nag tàmbali lu jëm ci wàllum juróom-ñeenteelu bëccëg bi ci Ligue 1 bi ak ñaari jongante bu 16h jotee nag foofu c'est stade Alassane Djigo ci la nag Pikine di dalal ñii di waa Mbour Petite Côte ci boobu li waxtu sax si la Casa Sport di laale ak ñii di waa ñaari tali NGB foofu ci Aline Sitoé Diatta yeneen jongante yi nag dinañ ko wéyal ni ki ci dimanche gi 16h Ñambour bu Louga mooy dalal Tëngéej FC foofu ci stade bu Albouri Ndiaye Dakar Sacré-Cœur ak CNEPS Excellence stade Alassane Djigo lay doon stade de Mbour moom dina dalal nag ñii di waa Jàmbaar foofu ci stade La Tanière US Gorée ak AS Douane ci stade municipal bu Mbao lay doon Génération Foot ak Jaraaf bu Dakar ñu jàpp ne bokk na si jongante yi ñu gën a xaar nit ki nag ci Ligue 1 bi foofu ci stade Djibril Diagne nekk sa deni Biram Ndaw jàppal na tamit Ligue 2 bi ñoom seen juróom-ñeenteelu bëccëg ëllëg kon lañ koy tàmbali Amitié FC Port Autonome bu Dakar la doon Africa Promo Foot ak ñi di Dakar Université Club ci dimanche yi nag US Ouakam dina ci laale ak Kër Madior Guédiawaye ak Renaissance bu Ndakaaru lay doon Linguère ak J Fatick jamono moom bu Fatick moo ci dalal ñi di waa Sonacos. quart de finale CAN U20 2021 Cameroun ak Burkina Faso ñoom dañu leen éliminé. waaw Cameroun nag démb kon la daanu ci kanamu ñi di waa Ghana ca teg dóor ya 4-2 gannaaw nag ba ñu demee ci prolongation bi ku nekk dugal sa morom benn but Cameroun nag amoon parcours bu am solo ci phase de poule ndaxte ñetti match la ci amoon am ci victoire waaye nag démb dafa nërmelu ci kanamu Ghana ñi nag di waa Ouganda. kon ñoom ñii la nag rejoindre nañ Ghana ci nag demi-finale yi ndax ñoom dañoo daan tamit ñii di waa Burkina Faso ci teg dóor ya juróom ci ñett temps réglementaire bi nag ñaari équipe yi 0 but partout lañ defoon kon ñu jàpp ne tey ji bu 16h jotee derby nag Afrique du Nord ci diggante Maroc ak Tunisie lay doon stade municipal bu Nouakchott lañ koy amale buñ ci jógee nag kon ñu jàpp ne 19h stade olympique bu Nouakchott dina dalal République centrafricaine ak ñii di waa Gambie Ghana moom kon ci diggante nag ñii di waa Centrafrique ak Gambie lay xaar ngir nag xam kan la ci laale ci demi-finale gi Maroc moom ak Tunisie ku ci jógee rek dina ci dalal ñii di waa Ouganda ngir beneen demi-finale nga xam ne finale bi dañu ko jàpp nekk benn fan ci weeru mars. huitième de finale yu Ligue Europa xam nañu ñi qualifié. waaw ñi qualifié nekk gannaaw démb bañ doon amal lu jëm ci wàllum 16e de finale yi kon ñu jàpp ne Tottenham Ajax bu Amsterdam Arsenal Villarreal ak club bi di Glasgow Rangers Granada nekk ci Espagne Molde ak Shakhtar Donetsk ni ki noonu Slavia Prague bu doomu sénégalais bi di Abdoulaye Sima démb sax ñu jàpp ne moom moo dugal ñaareelu bitam seen diggante ak Leicester AS Milan Dinamo bu Zagreb AS Roma ak Olympiakos bu ñoom Ousseynou Ba défenseur sénégalais boobule ak ñi di waa Dinamo bu Kiev Manchester United Young Boys Berne kon ñu jàpp ne sax ni ki tey la ñuy amal nag tirage au sort bi bu 13h jotee foofu ca Nyon ca Suisse kon ñu jàpp ne rencontre yi nag dinañ ko tàmbali niki fukki fan ak benn ci weeru mars gu ñu jëm wéyal ko niki fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars Mame Mbaye kon lii moo fi dinoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. rendez-vous midi. ak Birahim Diadji Touré. 13h. El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. jaajëf pàcc bu mujj bi soxla bi la jotaay xibaar yéen kay xëy dëxëñ lay doon ak El Hadji Ahmed Aïdara. bismillah
ku bëgg a dee weexu dee mbir mi daal xeex la xeex rek mbaa dee laa la wax mbir mi yéene kaay ne Ousmane Sonko dee pare na de ngir lépp nag laa la wax maa la ko wax njiital Pastef yooyee waaw nee na duma wuyu ji ci benn convocation laa la wax ar day taali waaw ak jalgati bi nga xam ne maanaam jalgati nañ ko nag loi bi lée jàpp leen ne sama malaanu kii range ga day fa mu nekkoon la nekk ba léegi nii la dee dañul dëgg la Ousmane Sonko day ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga Macky Sall day fi mu nekk nii bu ma bëggee sànk ay loxoom dana tax de loxoom yi dana tax de Le Quotidien yéene kaay ne lal li malaanu kii range yow Ousmane Sonko moomee waaw jàpp leen ne Sonko day ma nga la ngaa mun na kon ci ay sërëm laa la wax dëgg la laas ne parce que jàpp na ni daal fi nga xam ne moom la gars yi jaar ni lée mbir moomee baaxul de moo xam kon ci tribunal ba la wala boog ci assemblée nationale dañoo jalgati yoon waaw ba tax na nag Ousmane Sonko day la mu nar waaw mooy xeex rek confrontation Ousmane Sonko daa nar a xeex njiital Pastef googee nee na caatum réew mi ci boppam laa lay wax nii mooma may ma xeex j'invoque mon droit constitutionnel de résistance à l'oppression dëgg la caatum réew mi ci boppam laa lay wax nii wax na ne buñ la bëggee rey toroxal la te loolee jaarul yoon xeexal barke yonent bi xeexal loi ko santaane de Ousmane Sonko ne gis nga le doyen des juges day Samba Sall procureur de la République Bassirou Gueye ak le juge Mamadou Seck mi ne ab langa buri la triangle boo xam ne fa la yu defu lii di jaar les coups foireux sur quotidien Ousmane Sonko moomee day nee na xeex rek la résistance rek waali bañ naa dañoo nar a bañ de le témoin yéene kaay critique ne Ousmane Sonko kay jël na nag mboy gi Sonko prend le match Ousmane Sonko ne dama dul wuy ci benn convocation juge d'instruction bi laa la wax critique yéene kaay ne njiital patriote yi day fa seene wu la wanteer boppam de billaay ko soxla ci moom di nga lamb poos lu bare bari laa la wax dëgg la waaye nag moom Ousmane Sonko daal di ne yëkkati ay tuuma yoo xam ne lal ko ci ndoddug magistrat yi nga xam ne maanaam ñoom ñoo yor dossier bi de Mamadou Seck la ak procureur de la République waaw Bassirou Gueye dama ne la Ousmane Sonko bi le daa sambal ndënd défier nguur gi ci boppam laa la wax te Sonko xam le ne xeex rek la résistance ngir yàq projet bi nga xam ne ñoom nguur gi dañu koo teg ngir daal di jeexal na carrière politique am daar ab projet naa fex waaw Ousmane Sonko ci direct news yamu ca ndaxte nee na Macky Sall day leen nay bëgg-bëggam teg loxo Ousmane Sonko ci nu mu gën a gaawee nag laa la wax daal di koy yóbbu ca kaso ba de mandat de dépôt comme que ñoom moom mandat de dépôt tourné seen bopp yi yéene kaay Pape Jogoy Faye bi ne Ousmane Sonko bi le est-ce que nekkul ne xeex ak Macky Sall ca Casamance la ko bëggee mar di tali la ilaha illallah noo ko bëggee direct news de policiers yi nga xam ne dañoo ñëwoon ci kër Ousmane Sonko di fa yëddu di espionné waaw Ousmane Sonko day jël na ca ñoom matérielu police bu 10 nag laa la wax te yàlla Ousmane Sonko ci enquête yéene kaay ne du ma nangu ñu may teg loxo boo xam ne kon jaarul yoon te loolee yàggatul te Macky Sall ci boppam laa lay wax nii moo ko programmé termine yéene kaay ne jàpp leen ne Ousmane Sonko day défier na justice bi laa la wax sampal na leen dënd te dàq na tamit bépp convocation Ousmane Sonko xamal na ay militant ak sénégalais yi lée ne leen bu leen juum de cooli 2024 la te heure toog ci salon yeeg yooyee di waxtaan mais looloo fi war a jeex Macky Sall xeex la xam rapport de force defante la xam Macky Sall xamul droit de ay mbir mi jaar na yoon ak jaarul yoon yoonam nekku ca laa la wax waaye bi yoon dee bu ma bëggee liquider moom Macky Sall waaw bilaay ay loxoom danañu taxawala 24 heures yéene kaa ne en tout cas Ousmane Sonko day waaw fas yéene wala nekk ay yaay may ma ñeex de toog noonee rek ñu sànk ko déet Ousmane Sonko ne maa ngi xamal Sénégalais yëpp ne leen bu weesoo ay feebar yu ndaw a ndaw waaw jàpp leen ne dara daluma laa la wax aw ma feebarum xol aw ma feebarum dënn du maladie cardiaque wala pulmonaire jabetuma dara daluma laa la wax ni maa ngi xamal Sénégalais yëpp ne nag lu ma mën a dal Macky Sall la jéem maa posone jaarale ko ci way xarale yi lée yu sophistiqué posone ma Macky Sall la Ousmane Sonko ne seen bëgg-bëgg bi daal nekkul dara teg ma loxo dugal ma ci kaso bi bàyyi ma fa ma dee foofee ca biir kaso ba éliminer ma ci ay élection yàq sama dar daal di may toroxal du ma ko nangu dara bee saa yéene kaa gi ne waaye waa yaana maar day waaw nee nañ la 5 bii di ñëw naan la Sénégalais yëpp génn ci mbedd mi laa la wax dëgg la marche rek l'Observateur ne Adji Sarr day déglu nañ ko démb ca tribunal ba mbete président dañ ko escorté ba maara day taali laa la wax les ko yéene kaay ne Adji Sarr de juróomi waxtoom yañ ko déglu waaw fa mu nekkoon la nekk ba léegi Adji daal elle insiste persiste et signe barke yonent bi tuuma yi nga xam ne maanaam moom la tuumaal Ousmane Sonko day Adji Sarr démb la ca gën a jaar te bi yoon sax nag daa gën a dëj wax ja waaw dama ne la Adji Sarr démb ca bureau juge bi di Mamadou Seck waaw ca la gën a nekkee sax à l'aise que gendarmerie ba yéene kaay Cheikh Omar Ndaw bi ne seede itam danañ leen woo day muy deuxième masseuse ba Aïssata Ba borom salon ba Ndeye Khady Ndiaye jëkkëram Ibrahima Koulibaly ak Sidi Ahmed Mbaye jarbaatu Maodo Malick Mbaye ak Ousmane Sonko kooku nee na du wuy ji source aane assemblée tey day waaw ay damboo dana leen xamal ne leen gis ngeen Ousmane Sonko mi de wala yàgg naa xam ne moom ngeen di wut yéene kaay Daouda Thiam bi ne bu ñu laalee malaanu kii daa ngeen ba day waaw léegi ne kenn mënatu koo téye Daouda min journaliste ne waaw bu boobaa kay attaque ba koy convoquer boppam nee na du wuy ji Daouda min ne ñu daal di jox na takk der ya ab kay ngir ñu indi Ousmane Sonko par force mandat dama ne ba la
ca jamono jooje Macky Sall nga doon pikiiru ca pale ba Le Soleil yéene kaay ne ginnaaw ba mu ñaqoo ba pare waaw nee na ñi nag joxe nañu exemple ñeneen ñee ca des président Macky Sall ci tribune yéene kaay ak laas bu ñu jëlee looy ñax yi yéen sénégalais yéen laay waxal boo leen jëlulee ñax yi pikiir yi waaw dama koy jël jox ko yeneen ni réew Afrique mbete ko moom xaalis beeg ñax yi Direct News ne ko non monsieur le président amoo sañ-sañ di joxe suñuy ñax laa la wax non monsieur le président vous n'avez pas le droit de donner nos vaccins waaye yow yaa ko moom yéene kaay Pape Jogoy Faye mi ne gis nga di xopu sénégalais di leen tiital di leen menacé naan damay jël kon vaccin yi lay jox ko yeneen i réew loolee nekkul ay kàddu yu toog ngir yaay sénégalais pour ñu dem ñaxu ji loolu du sa wax bu dee ñax yooyee dañ leen a jënd suñuy impôt la jar suñuy ñax la jar bu dee nag dañ ñu ko may askan wi ci boppam lañ ko may ne ko mais monsieur le président sa ministre de la santé bi ci boppam kon nga war a waxal ngir mu teg benn programme boo xam ni ñaax nit ñi sensibiliser leen yaay leen convaincre leen ci wàllum vaccin bi parce que nag monsieur le président yorug réew tam gouverner c'est aussi convaincre yaay nit ñi rawatina nag bu ñu nekkee ci musiba wallaay ñaxu yi day pikiir yi boo ko mayee du la jik comme ni la pétrole ba jigee te pétrole boobee moom mënuñu ko fàtte de parce que suul gaz du ko tere xaañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara jaajëfal leen yéen si teelu bi la jotaay xibaar fii lanu ka ndar keppe laata ñu yëkkati jotaay bi faw ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ànd Cheikh Yacine Seck. Voici Trafic News. Papa Ali Cissé trafic routier fan nga toll. Voilà, merci beaucoup Yacine di wax ne rek ça circule lentement sur l'axe école Mariama Niass vers l'échangeur de Hann Poplé nank-nank ngeen di progresser bu dee nag rond-point sortie de Mariste Poplé aucune difficulté à signaler n'importe quel sens que vous venez mun ngeen di progresser tranquille sans aucune difficulté même situation aussi pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaaxe au niveau intersection bu Cité des Eaux Poplé da nga xaar wante xaar bu du yàgg dara nga daal di wéy seen circulation à partir de là-bas aussi mën ngeen ko jaaxe soit rek ngeen progresser sur les deux voies de front de terre mu ngi leen yóbbu du côté fi nga xam ne moo nekk rond-point Liberté 6 doore ko nag Saint-Boulivan jàpp fi nga xam ne moo nekk xaar yàlla foofu la pas trop de complications wala sax ngeen jël l'avenue Bourguiba daal di rallier directement Castor jaare ko nag Sodida foofu la mun ngeen progresser à défaut des feux de signalisation ginnaaw loolu rek di rappeler des complications sur la route nationale précisément rond-point Cambérène foofu la ñu ngi xamal ne yéex na lool pour ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a jaaxee bokk na si ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté de Pikine Castor wala sax ngeen wàcc sur la péage donc vous êtes avertis pour cette vitesse de passer au niveau du rond-point Cambérène. C'était Trafic News. merci waay Papa Ali Cissé ñu joxante dig daje Zik FM tës ànd ceeg El Hadji Ahmed Aïdara ak équipe am yëpp wante it xam leen ni sur Sen TV Asma Khadija dana dellu si vendredi bi ànd ak toute son équipe de Subatel bien sûr mais jaajëfal nag ñi nga xamante ni yéen a ñuy safoo saa su nekk dañuy seetaan les chers téléspectateurs auditeurs wante it suñuy chers internautes amuñu seen fay di remercier it ñi nga xam ne ñoo si jàpp si suba ba tey mu di équipe technique commencé ca caméraman Madani Marega ci suuf Moussa jëm ba si grand Ahmed ndeysaan moom mi ñuy jël si chaque matin ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk régie Chimère Diop du ma la fàtte benn yoon yow yaay doyen xale yi ñoom Madani Marega ñoom encore Maba ak ñoom MD ñoom Awa Seck ñoom Didi ñoom Didi Maniva moo ko fàtte woon day ñaaw sax ñoom Bijou ñoom ñëpp ak maquilleuse yi Asta Diata billaay njaboot tubaar fakala macha allah ñun ñëpp dañoo d'abord njabootee des médias ak Asta Louisa ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di nuyuwaale it au passage sa dex suñu beneen chauffeur bi le mais jaajëfal nag ñëpp nga xamante ni ñoom laa àndaloon ci suba ba tey mu di ñii nga xam ne ñoo di équipe bu matinale bi bloc d'information daal di est-ce que doo ma bàyyi ma ba bloc d'information bi yéen ñëpp maa ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di jox nag dig daje merci ñu ngi leen jox dig daje incha allah lundi. non vraiment est-ce que maman doo bàyyi lundi incha allah à partir de 6h30 ñu dolewaat ci bloc d'information bi la ànd leen nag di wéyandi ak programme des médias bi bon week-end à tous et excellente journée.